Père Gaston Mbengue am nañu mbégte amaat la encore si suñu plateau gannaaw bi nga defoon sa sortie bu mujj bi doon ñaawlu ñàkk manque de solidarité bi nga xam ne am na ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar démb gisaat nañu keneen koo xam ne membre bu actif la nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar mu di Youssou Ndour Youssou Ndour it dafa mel ni dafa waxaat li nga xam ne yow waxoon nga ko ay weer ci ay fan ci ginnaaw. waaw jërëjëf Babacar mooy li ñuy wax rek xam nga Sénégal d'abord dañu war a yéenante jàmm ñun ñëpp d'abord loolu mooy base bi ak parti bu même parti yi seen biir dañu war a yéenante jàmm parce que su fekkee ni seen objectif mooy defar Sénégal donc Youssou Ndour bi ñu defee publicité bi ñëpp defoon na ni day wax musiba gars yi commencé ñaaw njort am na sax ñu commencé dal ci kawam or que dañu xamul peut-être communication bi Youssou Ndour doon def de toute façon il a bien communiqué ci publicité bi tax na ba Sénégal gépp même au-delà du Sénégal nit ñi seetaan ko bi mu waxee it la ñëpp yaakaaroon waxu ci dara ndax li ñu yaakaaroon parce que Sénégal yi dañu yàkkamti ku yàq ak lu ñuy yàq la preuve d'ailleurs nit ñi léegi suñu yeewoo ñu ngay déglu revue de presse pour seet kan la ñu jàpp ak kan la ñu rey ak kan a def lu bon te loolu dañu war a dépasser boobu comportement dañu war a dépasser loolu dañu war a yéenante jàmm ku ci ne yéene sa moroom lu baax bi Youssou Ndour ñëwee ñi xalaatoon ni day déconner yépp pour ñu xëy suba mën a dal ci kaw Macky Sall dal ci kaw pouvoir mu njuuy leen wax li mu wax lépp dëgg la te gars yi dañu leen di demander une solidarité gouvernementale solidarité boo xam ni entre citoyens entre ay Sénégalais dañu war a solidaire moo war a xew au-delà même de Benno Bokk Yaakaar dafa war a xew ci réew mi yëpp mais tey kenn dafa mel ni buggantewuñu dafa te yàlla moo amee wërsëgu ñëpp kenn mënu fee jëw nit wala ngay yàqal nit ba mu yàqule yow nga am man ngay jéemal nit lu bon sax far loolu xëpp ci sa kaw donc Youssou Ndour li ma wax démb man je le félicite et puis su nee lim ci am mais Youssou Ndour ak lu mu ci mën a am wërsëgam la na xam ni sénégalais la lim ci am génnul Sénégal man ñoo xam ne li warul la def lii lim ci am nit ñi loolu lañ doon foog heureusement que lañu foogoon amul lu mu war a am nag ci àddina rek keneen war koo am itam mérite la tey wax na compagnonnage moom Macky Sall il a été très loyal wax na it ni Macky Sall mi ngi liggéey kooku ñëpp man ñu dama koy wax keneen na koy wax li ñuy ñaan nag sénégalais yi nañ patient au moins accordel ko suñu souhait ñun accordel ko deuxième mandat mu mën a àggale une grande partie ci ay projet parce que lépp kenn mënu ko àggale yàlla rek a mën a àggale lépp. am na ñi ne dañu gis ni génn bi genre surenchère la mooy dafay bëgg ñu jox ko leneen am na ñu ne it dafa am xuloo ba amoon fële ca Njuum loolu moo taxoon tendance ba am ci diggante Daouda Diallo ak kenn ki nekk. Kout Markan man pour ñu jox ko leneen du loolu parce que démb waxu fa dara luy def appel du pied pour ñu jox ko leneen waxu fa lu demee noonu. Kantaa nag mu bëgg a wax la xewoon Njuum moom moo fa nekkoon tuddul kenn mais junju doy na borom xel tuddul kenn parce que bëggul tooñ mais junju doy na borom xel te la xewoon Njuum te xew na feneen du Njuum rek la xew nit ñi il faut que ñu fekkee ni Macky Sall lañu bëgg su fekkee ni ñoom tey Macky Sall leen teg ci position boo xam ne moo tax sax ku ci ne tey am droit di wax kuy wax da nga ko war a wax pour défendre ko c'est ce qu'a fait Youssou Ndour hier na nit ñi jëlee leçon ñi doon histoire ak ñiy buuxante jaru ko fi buuxante xool asamaan jarul buuxante su fekkee ni liggéey pour réew mi rek la jarul buuxante li ci des nag mbiri yàlla la ku ci ne li yàlla wax ci yow dana am li yàlla bind ci yow kenn mënu la fexe bu doom jarul buuxante. mais lan moo waral xeex bu metti bi nekk ci diggante Benno parce que gis nañ ko ba ci biir APR maa ngi fàttali ni Sall bu APR am na événement bu mu mosoon a parrainé fële Cergy ca France
beneen langue bi nanguñu ca participer ca Congo la même chose la ba ci fii Dakar Sall mook kenn nekk Mbao ñoom it la même chose la tout le temps lan moo waral xëcc bu metti bi diggante waa département bu Pikine surtout diggante Timbo ak ñoom Abdou Karim Sall lan moo waral xëcc bu metti bi si seen gëmadi yàlla dara waral lu ko dul gëmadi yàlla mais su fekkee ni seen réew la ñu gëm muy Sénégal ñu gëm le président Macky Sall yéene ko jàmm fat da ñëpp war na mën a jaral ñu fàtte seen bopp ngir réew mi dafa war a jaral ku ne nga fàtte sa bopp mais xuloo yeeg ngaayoo yeeg yëpp gëmadi yàlla rek la ci yàlla nag noppi na nan génne nan gëm yàlla ci xam ne yàlla noppi na xeex nit ak di monter ay jeunes ñuy xeex nit ak di gaaruwaaleeg di xuloo yooyu yëpp ñàkkal sa bopp fay la yeneen i régime nekkoon nañ fi ana ñu tey ñun ñëpp def seen régime bi nañ ko sàmmal seen bopp suñu fii dof loo ba ñàkk ko du Macky Sall du ñoom ñoo koy gën a yëg Macky Sall fukki yoon juróom Macky Sall mi ngi liggéey nan ko jàppale année électorale la nekk nan bàyyi seen chantage te liggéey jàppale Macky Sall pour au moins muy njariñu Sénégal 2024 soreetul même soo amoon deuxième mandat c'est pour avancer projet yi avancer pour ñu ñaanal ko mu def ci le maximum possible li ci des keneen kay ñëw 2024 su ñëwee fekk fi dara lu plausible lu concret mu mën koo eggale kooku it ñu ñaanal ko. xëccoo dañ ko daan seenu ci jigéen ñi mais gis nañ ni jigéenu bennoo yi ñoom dañu déggoo jël Mariam Badiane jiital ko te duñ ko bumax comme ni ñu koy waxee mais ci góor ñi mënuñu am. non ci góor ñi def ci gën a fës rek mais jigéen ñi sax ñu ngi xëccoo ñoom ñëpp ñu ngi xëccoo mais góor ñi rek ci la gën a fësi parce que jigéen ñi suñu gisee ay góor di xëccoo kay ñu xëccoo góor ñi war a joxe bon exemple suñu joxee bon exemple bu jigéen ñi mën leen a topp mais daal suñu bëggee lu jàppale Macky Sall lu dimbali Macky Sall lu tax Macky Sall réussir li mu bëgg vraiment nañ bàyyi xuloo bi ak xëccoo bi. Père Gaston am na ñaar ñu fàtte woon Sénégal foogoon nañ ni sax kenn dootul waxati seen wax mu di Karim Wade ak kii di Idrissa Seck waaye fan yii ñu génn gis nañ ni dellu si waat nañu te ñu ngi leen di sonal à peu ñu ngi leen di topp. di leen sonal sonalul kenn c'est-à-dire coow xam nga coowu politique moom da ngay war gars yi dañuy coow rek xam nga coow fii ñu toll surtout fii ñu toll nii gars yi dañ ko bëgg a def marketing commercial bëgg a teg leen pour ñu di mën a chanteloo nit ñi di mën a chanteloo le président Macky Sall et tout ça mais li ñuy wax jotagul li ñuy wax que mais c'est du théâtre li may wax nii politique li jëpp théâtre la. mais ak li ngeen mën a wax yëpp kii di Karim Wade nee na mu ngi dellu si. waaw mais Karim Sénégalais la mën na dellu see Sénégal la fi fekk rek fi la dëkk mais parce que Karim Wade nee na dañuy dellu si rek ñu bëgg ko def dégg nga maam benn expa boo xam ne dafa mel ni su dellu see day ñëw rek dem jubal pare dugg fa dellu si taxul a dugg pare ñi fi nekk y a d'autres y a ay Malick Gakou ngi fii ñeneen a ngi fii est-ce que dañuy dem dugg ca pale ba mais les Sénégalais sont mûrs ay théâtre yi ñuy def actuellement ku ci nekki mbel-mbeli ku ci nekki wax ñoom ñëpp a ngi fi woon depuis des années ñu ngi daan wax lu mu leen apporter dara Idrissa Seck il est dans son rôle d'opposant di wax mais wax jooju Sénégalais yi aussi nelawuñu de xam nañu lan moo baax ak kan mooy kan fii xamante na am na ñu dul Idrissa Seck sax am na sax ñoo xam ni li ñuy wax rek Sénégal léeg-léeg dañuy jay benn silmaxa malgré que silmaxa yi ñun ñëpp ku ci ne mën nga ko nekk suñu mbokk lañu ñu ay jullit yu ay nit ñu baax nga xam ni yàllaa leen teg li mu leen teg comme mu teg nit mu feebar wala mu tëdd ci hôpital yàlla mooy tegee mu teg leen ko ñoom itam ñu fier ji trop muy silmaxa yi mais xam nga ko amul bët nga koy jay ba mu dem di dugg di dem di jënd billet cinéma pour dugg seetaan loolu mooy suñu politique dañuy jay nit ak di dëkkal nit wala benn nit jóg rek génn ci gouvernement wala génn fenn wala am benn petite injustice rek ñu defee ne waajooju dara la kooka it ñu jay ko li ñuy def li may wax rek dañuy jay fasu yaa biir ci duñ ko jëndal ngub duñ ko jox lu mu lekk kooka it dafa ne egg na nekk ci télé yi nekk ci rajo yi di wax du noonu de fii gis nañ fi ba tàyyi ñu gis seen bopp yëg seen bopp ba dem
élection am 1%. parce que nekk man ku ma gën a siiw ci Sénégal man Gaston Mbengue ku ma gën a siiw ñëpp ma xam. ñëpp di ma wooyee père. dëgg la ndax bëgg ma sopp ma mais est-ce que bëgg boobu ñu ma bëgg làmb jee tax ñu bëgg ma de su ma duggoon di laaj réew mi du ma am 1%. feccikat ba noonu musicien ba noonu du question ku jàngul tax mën naa nekk président mais na fekk aussi man du ma tey su ma bëggoon a jox réew mi damay bañ parce que su ma ko joxee ma yàqu ko jay nag ak coow lu bareeg am aura bu mu tax kenn dem di dagg passe cinéma. xanaa loolu moo dal Maître El Hadji Diouf min avocat du non man Maître El Hadji Diouf dafa nekk nit ku ma estimé parce que dañu xaw a bokk jikko maa ngi moom jàppante nañ fii Maître El Hadji Diouf mu wax li mu gëm ma wax li ma gëm mais au moins moom man dama ko estimé dëgg d'ailleurs parce que au moins dana wax ouvertement li muy xalaat mais ñi nga xam dañuy wax guddi fii bëccëg ñu dem wax leneen fee léeg-léeg ñu dem ci télé yi wala ci seen site yi wax loo xam ne day def appel du pied El Hadji Diouf deful kenn appel du pied El Hadji Diouf faralul Macky Sall contrôle Macky Sall faralul keneen El Hadji Diouf Sénégal man ni ma xalaatee El Hadji Diouf Sénégal la far su gisee su amee benn sentiment wala mu xalaat dara xëy na dëgg la xëy na du dëgg mais xalaat na ko wax sa xalaat dara nekku ci. mbaa du loolu moo xaw a dal Bamba Fall tamit. non Bamba Fall lu ko dal dara dal ko Bamba Fall. maanaam yendoo ngawte kii di Macky Sall ak nguuram benn fan buñ ko ñëw jaale si. waaw mais sénégalais la dafa am teraanga yoo xam ni kun ko defal teraanga koy fay Bamba Fall a été noble dara nekku ci acte de noblesse la def. est-ce que mënuñu xalaat suba mënuñu ko gis suba mu ñëw ànd ak yéen bennoo. amee lu ne mën naa am te su ko man je l'invite à mu def loolu su fekkee ni Sénégal ko tax a jóg ay population dénk ko Médina mais Bamba Fall est très jeune tolloogul ci am bay ñàkk war na mën a ñëw liggéey ak waa Benno du tax mu ñàkk dara parce que ànd ak Massamba taxul nga perte ma Demba mën nu fexe ba du nekk ay sénégalais ñun ñëpp mais tey yow suñu bokkul parti ñu mel ne ay ennemis mais kër nit dañ bokk nit ndey ak bàyyi sax bu duñu bokk parti mais bañ a bokk parti jarul benn animosité bi. père bokkuloo APR waaye da nga wax ni da ngaa sopp tey ànd ak Macky Sall ma bëgg a laaj leen ci ginnaaw nit ñi rumbat ndaat nanu kii di Modou Diagne Fada Aliou Sow Aïda Diong ak ñeneen ne dañoo bëggoon a rejoindre Benno est-ce que si seen jegewaay bi ak président mu di loo xam ne yéen a ngi koy séenu. man de maa ngi séenu lu ne parce que daal ku ci xalaat ba teg sa bopp un vrai Sénégalais. bëgg intérêt Sénégal war nañoo mën a toog gisee pour l'intérêt du Sénégal. du tee nag ku ci ne am sa bëgg-bëgg am sa ambition pour nekki un jour président de la République du Sénégal parce que ku ci ne ci ñoom mën nga am ambition pour nekk ko mais nag ñu jiital d'abord les intérêts du Sénégal parce que fal Macky Sall bërki démb ginnaaw suba nga ne na fi jóge pour eggaleegul sax li muy def rien que pour ay intérêts yu kenn xamul wala pour ay intérêts yeneen i nit mais jaru ko bu nu yàq réew mi. père actualité judiciaire bi moo di tey wax ju bees bi nga xam ne moo génne tey ñu ne kii di Aïda Diong Aïda Diong c'est bien ça ah. oui Aïda Diong topp c'est ma cousine. Aïda Diong bi ñu toppoon ci affaire CREI yi nee nañu toppatuñu ko dara blanchir nañ ko dafa am non-lieu naka ngay accueillir nouvelle boobu. ah xam nga nag loolu affaire justice la bi justice ne am na. man de metti war na ma lool du lu ma naqarul mais daf maa metti parce que Aïda Diong sama cousine la sama mbokk la ku dul sama mbokk sax jàmm laa la yéene waxante ak moom mi sama mbokk moo tax tey bi ma xëyee it ma gis yooyu liir ko ci site yi damaa gën a santaat yàlla ne alhamdulilah rabbil alamin parce que ku bokkul ak moom sax war nga koy yéene jàmm parce que Sénégal ñëpp benn la ci Aïda Diong nit ku baax la xaw ma nu mu demee nag ak affaire justice vraiment bugguma ci dugg ndax ñoo xam ne def ne suñ demee ñoom ba ni am na noonu yëpp ah ñu ñuy mbokkam ne dañ ciy sant yàlla waaw ndax loolu lañ ko yéene woon ci Aïda Diong ba li muy dund yëpp ñu bokk dëkk waalo et tout ça kenn mësu koo xamal lu ñaaw ay teraanga rek li ko nit ñi ma ta xamal donc tey
su fekkee ne yàlla dox na tey ba nu génnee noonu lieu man dama ci sant yàlla parce que sama mbokk te man dama bëgg mbokk. Père lan mooy li nga xam ne moom ngay bëgg a dënk askan wi nga xam ne moo lay seetaan tey ci Kéwoulo TV. ñu delloo si xel yi ak ubbi xol yi jéem a ànd nekk benn président Macky Sall mi ngi liggéey boo gis nag dana am ay failles mais l'essentiel mi ngi koy def damay invité Sénégalais yëpp que au moins ñu ñaan mu am deuxième mandat pour mën a avancer ay projet parce que tey suñu coupé woon tey liggéeyam dañuy recommencer waat et di recommencer nag tout le temps éternel recommencement loolu la ñu war a éviter amul ci benn réew bu bëgg a développer sama xalaat mooy ñu ànd ak moom ba 2024 mu concrétiser lu bari nga xam ni ki koy remplacer su ñëwee au moins dana fekk lu mu mën a teg loxoom Serigne Seck ñëpp ñaan ci ñu ànd ak moom tey suba sax maa ngi liir ngeen ni Serigne Modou Kara kii recevoir na ko de man ko ma sax fu ngeen ko gisee fu ngeen ko déggee fu ngeen ko jotee tout ça mais Serigne Modou Kara citoyen di Serigne bu baax di guide religieux bu am ginnaaw muy xaritu président tuddee président de la République doom kooku kon su ko président recevoir c'est normal que mu recevoir ko ki la tuddee doom ngeen ànd kañ avant 2008 ou 2009 nga daan gis ci miiru Dakar yëpp ñu bind Kara Macky Kara Macky Kara Macky da nga doon gis ci miiru Dakar yëpp nga xam ne ñooñu yàgg nañu bu ñu nekk nag ba tey ci année électorale ñu dégg ñu ni recevoir nañ ko rek ñu ni ñu bëgg ko def scandale sëñ Modou Kara nëbbatul nit ku baax la bari nag i taalibe am apport bu rëy la am nag ci élection yi di ñëw waaw donc kenn mënula wax ba déstabiliser ko wala nga déstabiliser président ci côté boobu xaritama yàgg na ma c'est pas une première. Père Gaston ñu ngi lay remercier. maa ngi lay remercier man tam di leen fay. jërëjëf merci.